intervenir sur un point important. bind dafa metti parce que xam nañu ci dara bu ñuy nekk département arabe ak lettre boo ñëwee ba master 2 master 1 da ngay def rapport soo ñëwee ba master 2 di ngay def mémoire bind tamit dafa am lu mu laaj mooy temps am lu mu laaj itam mooy wér souvent kiy bind dina xaw a am temps bi mooy day jël temps boo xam ne doon na ko def ci leneen mu jagleel ko xalaat ak bind parce que léeg-léeg comme li mu wax nii total mooy confirmer li may bëgg a wax léeg-léeg nga xalaat dara lu la amal njariñ et doomu aadama comme ni ko suñ borom bindee wala nga def loolu ci benn copie yàlla dogal loolu jóge ci sa xel pour nga jotaat ci loolu mën naa jafe lu tax bind dafa laaj temps dafa laaj xalaat bu xóot sax ndax booy bind même vocabulaire yi ngay utiliser sax les mots di nga leen di tànn parce que tey livre Babacar bi ku nekk mën na ko lire et sëñ Mbaye Sy Mansour wala sëñ Mountakha mën na toog ci këram mu tijji livre bi nii di xool parce que xam-xam la te xam-xam amul limite ci do aspect scientifique bu ñu ci wax mooy amul limite kon vocabulaire bi ngay utiliser sax di nga koy utiliser mais contexte yi itam di ngay bañ léeg-léeg di ngay gis ñoo xam ni moom junj na ko sax ci biir waxam looloo tax bindkat jafe lool foofu dinaa ko fi félicité bu baax di nga gis ñoo xam ni dinañ góorgóorlu bu bind benn livre wala téere mais livre bi suñu demee 10 ans utilité am daanaka dama la wax ni la jeex na parce que dañ ko bind ci contexte boo xam ni dañ ko limité ci contexte boobu alors que livre bi laa waroon nekk une lumière boo xam ni dafa waroon a rester toujours des génération bu ñëw bu man la mën na niital nga mën ci jaar yaa ngi wax léegi ci promotion di Maldives wax nga tudd nga ko léegi muy lu doy waar Sénégal nga xam ne li ngay expliquer nii ci aspect scientifique lu jëm ci wàllu xam-xam nit ki toog di ko déglu tey jii kii live di saaga wala muy live di wax xale bu jigéen bu àndoon ak xale bu góor di dem ci benn hôtel te takku ko wala dara kiy def ay kaale xale yu jigéen naan kaa kooku su doon def live tey yow nga di waxtaane loolu yow nga def benn live di expliquer sa livre bi ak kii yi mu am solo si mu am kooku boo moytu dina la doubler ay vie am dina tripler li nga am loolu mooy la promotion di mal di mooy que ni ñun nit ki dof-doflu Sénégal sax léegi si tu vas être un homme célèbre li gën a gaaw mooy nekkal di dof-doflu di def lu la neex foofu sax ma fii putoxlu parce que wax na ci éducation di interpeller directement le ministre de l'éducation nationale dama gis loo xam ni bërki démb lu ma metti la man personnellement dama koy wax même su ma ci doon am sanction di ma koy wax lu ñuy tuddee prof immature benn professeur boo xam ne day def ay vidéo di fecc te fecc bi tamit du rek fecc am na fecc yoo xam ne xeetu jàngali la damay gis madame yi dans les salles de classe ñu léeg-léeg ñuy wayal xale yi way boo xam ne dafay am rapport ak njàng bi ñuy jàng ci way yooyu ci la bokk léeg-léeg ñu tàcc nii wengal parce que loolu yëpp ci pédagogie la bokk moi j'ai suivi une formation xam naa bu baax je suis enseignant d'abord xam naa li may wax kon jàngale laaj na nga sawar laaj na sax nga mel ni ku nekk artiste souvent léeg-léeg nga way neexal baat tonalité bu ne léeg-léeg sax nga mel ni kuy fecc loolu yëpp laaj na ko mais nag ak la ngay fecc ak na ngay fecc foofu laay interpeller le ministre gis nga prof immature boobu nga doon féliciter wala nga sax recevoir ci sa bureau am nay enseignants yu ko ëppal njariñ Sénégal te yow loolu ñooñu sa devoir moo doon gëstu xam ñooñu am na enseignants yoo xam ne seen connaissance ak seen ñawte yóbbu na leen ci ñu xëy ñu affecté leen ci dëkk boo xam ne dañ fay fekk xale yoo xam ne bokku ñoo ñoom sax làkk bu ñuy wax yaa ngi nekk séeréer ki nekk xalpulaar wala nga nekk olof ki nekk joolaa ñu yóbbu la ci dëkk bi nga jox la classe boo xam ni 50 personnes une classe pléthorique mooy classe boo xam ne dépassé na sax ay limites noonu lañ ko def benn xale bu dégg li ngay wax amu ci pourtant ñu jox la ay gone yu première étape yoo xam ne bu ñu amee lu leen ñu metti sax pour ñu wax la ko du yomb pourtant nga malgré tout ça ak barrière linguistique boobu y a une barrière linguistique waaw mooy que ni ñoom dégguñu li ngay wax yow itam déggoo li ñuy wax teew di nga naxanteeg ñoom de 8 heures à 13 heures ku ci am lu ñuy metti ku ci am soxla di nga fexe ba mu faj ko malgré tout ça bu année bi jeexee durant les 9 mois bu ñu la évaluer dinañ gis ne am nga progression par rapport ak programme bi ñu la joxoon te loolu ay jàngalekat a koy def ci dëkk yi gën a sori gën a tàng ci Sénégal loolu yëpp apprécié woo loolu ñu gis sëñ daara yi xale bu sax bu muuma ñu jàngal ko alxuraan ba mu mokk maharaat yooyu maanaam technicité boobu
yow boobu nga waroon a apprécier ñiy def loolu nga waroon a dem ba creuser ba xam leen di leen dalal di leen apprécier mais pas prof immature boo xam ni pecc mi xeetu son yu nekk lay fecc xeetu peccin bu nekk lay fecc loolu moom monsieur le ministre man en tant que enseignant maa ngi la koy adressé il faut revoir ça man je ne suis pas d'accord je ne suis pas content également Babacar loolu wax nga ko sa livre bi wax nga si loolu mais également wax na léegi ne da ngay dem ci ay zones yu reculées yoo xam ne même duñu wax sax sa même langue Boubacar je pense que si ouvrage bi laal nga loolu n'est-ce pas ci fexe ba li nga xam ne mooy day nekk pilier de souveraineté jaaree ko ci li nga xam te ne moom mooy fexe ba yar nit ñi ci li nga xam ne moom mooy seen langue ak it nan la ñuy fexe ba nit ñi enraciné wu ci li nga xam ne moom mooy seen culture n'est-ce pas oui je l'ai dit mais coach dafa wax léegi loolu sànq de moom xam naa damaa sonn waaw dem ci rapidement parce que temps baa ngi jeex. je voulais dire coach que dafa am ay nit yoo xam ni amuñuy éducation de base mais jàng nañu am nañu xam-xam mais nit yooyu la ñuy wax mënuñu nekk kenn on peut pas tirer de je veux dire la vraie substance parce que ils sont en fait ils sont abjects finalement mënuñu nekk kenn xam nga da ngay dégg nit ñu ne la kii mënu nekk kenn alors que baal ma mooy xamadi rek quoi voilà. dëgg la de. xam nga alors que am na ay nit yoo xam ne. wax nga dëgg de. am na ay nit yoo xam ne boo amul boo amee yar. c'est une voie d'acquisition du savoir. loo am solo la parce que tu as tout da nga am prédisposition yëpp. c'est ça Sëñ Tuubaa wax na ko ñeneen ak ñeneen wax nañ ko. même yàlla sax dalay ilhama. dëgg la yaru moo tax yaru dafa am solo. Pour revenir si oustaz lu mu wax moi je suis allé plus loin moi je dis que enseignement on doit pas le faire ça doit pas être un métier de substitution c'est-à-dire à une certaine époque dans ce pays on a dit pour être enseignant il faut avoir enseignant EFI bi diplôme bu gën a faible ngay def man j'ai eu la chance de faire mes études en France enseignant passion la war a doon. beneen affaire la. d'abord warul nekk un métier de substitution. tremplin. passion la war a doon. ensuite amour quoi. métier la bi nga xamante ni. métier bu am solo la. ce qui fait que l'enseignant doit être rémunéré au même titre que en fait il faut pas qu'il y ait catégorisation. dans la il faut pas que dans la fonction voilà parce que. looloo tax na beaucoup d'enseignants ont démissionné. oui parce que le ministre en a parlé pour li nga wax ni est-ce que du sax li la dégg pour wax ci loolu. ban ministre la le ministre de l'éducation nationale oui. donc pour dire que. même chose ah. non je l'ai écrit aussi bien dans mon premier. moo tax ma ne est-ce que dégg ko. dans le troisième parce que man dama ne. enseigne parce que je l'ai écrit je dis à l'époque. l'enseignant était un modèle dans la société. Il était consulté pour régler tous les problèmes. C'est ça. C'était une référence. On est arrivé au stade où l'enseignant, je l'ai écrit, l'enseignant est dans une situation où il fait de partager le pantalon et sa ceinture avec un élève. Il a des problèmes de survie. Ce qui fait que tout le monde a limite, c'est pas une excuse. Hein. Par contre, ça, il faut qu'on revoie. Beaucoup d'entre eux ont délaissé le public pour aller dans le privé. mythe bi dafa effondré quoi mythe enseignant. Oui mais là aussi c'est un problème de société mythe bi dafa effondré. nous avons mais je sais pas par quel moyen travailler à ce que mais loolu ça doit jamais être le cas. Ensuite au Sénégal il y a des métiers qui sont dévalorisés maintenant. je donne Sénégal je le disais la fois passée. dëgg la c'est extraordinaire. nous sommes un pays constitué de majoritairement de jeunes. Et on se permet de dire xam nga dañuy wax Sénégal dañoo y a pas de sot métier. xam nga sax phrase boobu fu mu jógee. dañu gëmuñu lool. gëmuñu ko de c'est vrai. parce que fii boo ànd ak sa yaay xale bi ne la je l'ai écrit dans mon premier livre. da ngay dem xale bi ne la gardien laa bëgg nekk. yaay ji ne la yow yaa ñàkk ambition. wala yaa tuuti bët. Boubacar Sarr tu dois le dire et redire et redire. je l'ai dit plusieurs fois j'ai dépassé le dire je l'ai écrit. wala mu ne la yaa tuuti bët. c'est extraordinaire. xale bi xëy na romb na benn gardien. qui est bien habillé. tenue bi ni mu suis bien ciré. tenue très propre. mais en Europe le gardien est bien payé. effectivement. En Europe le plombier
tous les Français se sont fait plombier parce qu'ils savent le coût d'un plombier. Le plombier. Ici, quand tu dis que tu es plombier, il faut que nous valoriser le métier. Parce que moi, je ne comprends je ne peux pas comprendre un pays constitué majoritairement de jeunes et que tous les métiers qui existent, qui sont dans d'autres pays, des métiers. Mais il n'y a pas de sous-métier, concrètement. Mais c'est compliqué, hein? Même si il Soudan, la preuve. Si on est Europe, mais on a respecté. Les très rapidement. Filles aussi, mais ni des métiers parce que il faut organiser ces choses. Par exemple, man bi may jàng am na ci ñoo xam ni université nee nañ ñoom lii lañ bëgg nekk. Après dañuy dem def formation bi. Nekk gendarme. am qualification wala dem nekk plombier. nekk des professionnels. man mos naa ànd ak sama benn xarit ñu paan. ñu dugg ci benn mécanicien. waa ji blouse bu mu sol. D'abord il avait porté une blouse bleue. C'était très propre. Loolu c'est impossible ici. waaw impossible. waa ji il a diagnostiqué la voiture il nous a dit c'est ça la panne il nous a demandé 95 €. C'est presque 60 000. Il a réparé, on est reparti. Il ne s'est pas sali tout le corps. Il n'a pas sali sa blouse. Il a fait le truc rapidement. Ici, pour nous, on fait bien le travail. Par exemple, si c'est un mécanicien, c'est quand on entre dans l'huile. Il faut que c'est vrai. Moi, je sais, maintenant, j'étais aux causes. Je dis que, je termine très rapidement, état de forêt. Parce que dans certains... Sénégal, mën nga am yenn mission la bokk. Non xam nga tey policier bu la je donne un exemple. Policier mën na la arrêté nga yëkkati 5000 pour mu bañ attester la. Loolu doo ko def beneen dëkk de. Loolu parce que policier bi ko def mu ngi rey état. Parce que xaalis bi waroon dugg ci keesu état bi. moom la jël dugg fa waay. mu ngi yàqal corporation. Parce que on va dire que les policiers sont corrompus. Je donne un exemple. mu ngi citoyen boobu def ko. mi ngi koy jàngal lu bon. mu ngi koy ñoom ñaar ñëpp ñu ngi def lu bon. dëkk du doxee noonu. D'accord. dëkk du doxee noonu. nga Fatma li ma ko ci yokkal nii. temps ba jeex na nag. loolu benn kii la rek expression bu ndaw bu aali dem utiliser. pour dëggal yow li nga wax. xam nga waa ji dafa ñëw ci feu bi. gis feu bi mi ngi tàkk. mu dem. bi mu rombee feu bi alkaati bi sifflé ko. bi mu ko sifflé ne ko xanaa yow gisoo feu bi. mu ne ko gis naa ko mais yow laa gisul woon. dëgg la ça veut dire que moom bu gisoon alkaati bi day taxaw. mais comme gisul alkaati bi moom respecté wul feu bi day dem. loolu mooy éducation de base. Merci beaucoup. Je termine sur un point là. 30 secondes. C'est important. Dans le dernier chapitre, je dis qu'il faut miser sur les ressources humaines prioritairement. Parce que nous avons l'or, le diamant, mais loolu yëpp on a tout. Et qu'on n'a pas une population qui connaît la valeur de tout ça. Ça ne doit am ce qu'on appelle moo ñu dal depuis l'Afrique mooy du am ce qu'on appelle une prospérité. Ce qui fait que il faut travailler sur les hommes. Les ressources humaines, ce sont les meilleures ressources. Les ressources les vraies. da ngay defar nit ñi. nit ñi mën defar société bi. société bi mën a viable. am solo la en tout cas merci beaucoup ci li ñu doon wax mënoon nañu continuer parce que amoon na yeneen point yoo xamante ni mënoon nañu ko dugg mënoon nañu si dugg bu baax. gis naa le ministre de l'enseignement le ministre de l'éducation nationale bi doon def démb benn communiqué wala sax benn. rencontre. Même chose la évoqué que li nga xam naa ne dina il faudra que yéen ñaar ngeen gisee. comme ça nga am ay clé yoo ko jox. parce que je pense que li ngay wax yëpp. waroon nañu invité si rencontre bi ci œuvre au programme mu ngi noonu merci Boubacar Racine ñu bàyyi la nga tàggatoo comme ça. On se retrouve beneen yoon incha allah ñu invité la. maa ngi ñëw toog. je vais saluer. rapidement. En tout cas, d'abord je vais saluer mon leader, le président Racine. Je vais le saluer parce que oui, lui aussi, je fais la politique avec lui et je suis dans son parti. Et si on a pu faire tout ça, c'est parce que lui aussi, il nous laisse faire, il nous donne, il a confiance d'abord en nous, à la jeunesse, et il nous laisse nous exprimer. Et j'ai l'habitude de dire. On va être à l'image de lui, c'est-à-dire être dans des choses, être dans des choses utiles, sérieuses, et puis les dire avec respect, politesse, clarté, sans ambiguïté, mais plus
dans le seul intérêt, l'intérêt exclusif du pays. Le président Racine, il a l'habitude de dire que son adversaire ou notre adversaire, puisqu'on est avec lui, donc notre adversaire c'est le sous-développement. Et on doit, et je pense que comme je l'ai dit, le socle du développement quand même c'est l'éducation. Et moi tout ce que je fais, je demande au préalable l'avis du... Et je salue aussi ma mère et mon épouse, Yacine, et ma mère, Miss. Donc du nuyu samay am di jàmm samay xarit. ak waa population Patte-d'Oie nga xam ne fa laa nekk. ok. Je salue aussi mon frère Makhtar. Pour lui faire plaisir. am na solo merci beaucoup livre bi tamit yor na couleur parti bi moom vraiment respecté nga ko aussi merci Boubacar. ñu wax ci leneen incha allah di ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbacké yow it waaw xanaa ñu marqué pause le temps que ñu may la nga retiré wu. voilà ñu dem nag si beneen partie ba tey lépp rek si cadre jàngale bi la si lañ jóge léegi si la ñuy duggaat ba tey sëñ Mbacké tey nga indi lu am solo te manqué loolu jamono ji ci société bi moom mooy kóllëre lan nga dégg ci kóllëre. bon kóllëre de suñu borom mi nga xam ni. ñun ñëpp dañu war di dellu ci moom à tout le temps. di ko bàyyi xel. ndax suñ ko bàyyiwul xelit moom dañuy bàyyi xel. dëgg la moo ñu digal ñu di ko sàmm. da ngay dégg alxuraan di wax ni wa awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula su ngeen digganteeg nit joxante kàddu na ngeen di bàyyi xel. te la ngeen wax. ndax ëllëg yomal xiyaam suñ borom bu dajalee ñëpp te loolu nag du jaas. dëgg la faaw ma am. day laaj la ngeen sàmmante woon la ngeen waxante woon. maanaam baat yi ngeen joxante woon wala confiance yi ngeen joxante woon. ndax sàmm ngeen ko wala sàmm leen ko. dëgg la loolu alxuraan wax nañu ko loolu mooy wa awfu bil ahdi ji ma doon wax. wax nañu it kóllëre dafa diis. ndax bi ñu ko gàdduloo malayka yi dañoo bañ. inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha al insan innahu kana zaluman jahula suñ borom nee na yenuloo naa ko suuf gàntal. ne àttanu ko kóllëre du lu yomb. dëgg la ma yenuloo ko asamaan gàntal ni kóllëre du lu neex a yenu. kon kóllëre ma jël montagne yi nga xam ni ñoom du ñu jóge fa ñu ne. seen bi du soppeeku. toujours noonu ñu mel rek noonu la ñuy mel. ma yanuloo leen kóllëre ñu lànk ni ñoom kóllëre daal dafa diis àttanuñu ko. doomu aadama nag gàccoo ko. suñ borom teg ci innal insaana kaana zaluman jahula nit nag wumpule ak wane tooñ boromam looloo ko poussé ci loolu. yàlla nañu ci saa borom jéggal. donc foofu nag ma gis ni Sénégal ànd mu sax wala waxante dara mu sax loolu danoo të. ñaar sax bu ñu àndee ba nit ñi miit ni diw ak diw mane nañ parce que ñu ni coach ak Mansour Diassé kat yàlla man la boole na leen. seeni kàddu itam dëppoo na. léegi li des mooy gannaaw boole gi xas na am bis bu na kañ la ñuy tàggali ko moom la ñuy xaar. wax nga dëgg kañ la dëgg li expérience bi ñu am. mooy aw nit lu ñu ànd bis dana ñëw dara taxale leen fii ci Sénégal. nga xam ni pour nga mën a joxe exemple tey comme ki toogoon fii bindkat la. waaw nga bind ab téere di joxe ay exemple ci nit ñu ànd bu yàgg te ànd ba rafet. boo ci génnoon tey nitu diine yi pour nga am ko ci yeneen métier day jafe. pour nga am ko ci corps
si les enseignants day jafe. si la police dafay jafe si la gendarmerie dafay jafe waaye nag ñi mu gën a jafe nga ni ñoom su fekkoon ni ñoom ñoo ci nit ñi dañ leen doon évaluer ñoom ñooy ñi ci gën a néewle mooy les politiques. mooy ñiy def politique. ànd ci daal ànd boo xam ne àddina dégg na ko. njëlbeen ga rafet lool ñu dem ba ca mujj ga. mu doon coow wala mu doon féewaloo. loolu daal dafa mel ni seen aada la. foofu nag ma fi potoxlu di wax tey di interpeller ñaari nit. ngir jëmmi yàlla nag ndax alxaqu min rabbikum fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur. dëgg alali suñu borom la. comme ni suñu borom moome ndox. nit di ko utiliser di naan su maree. kem ni mu la joxe ci am koom ci sa poos. nga tabax ci ay taax dëkke xotti ci ndima di sol jënd ci oto di war wala jeneen daabo kem ni mu la tàggatale gàncax soo xiifee di ci lekk noonu yi nga xam ne noonu la moome yooyu ba pare nga di ko jëfandikoo noonu la moome dëgg waaye saa bu nekk nag muy am borom moom yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk ca moom la jógee da ko wutal borom mooy ki nga xam ne moom la ñu tooñ kon dañoo war a labiré ngir jëmmi yàlla suñ borom it daa bëgg yëfam yi leer nag loot digal nu it nun jullit nii kenn ku nekk ci ñun ngay labiré ka ca des al muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad ya'muruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar suñ borom daf ñoo digal ñuy digalante lu baax di terante lu bon ma gis ni Sénégal depuis un certain temps dañuy wax ni diggante Diomaye ak Ousmane Sonko problème di ñu am divergence am nañu wuute ci point sangam soo moytuwulee ñëpp di xaar loolu foofu nag ki ma njëkk a interpellé mooy le président son excellence le président de la république di ko wax ni nguur moom bu dee yaa ngi dund ci kaw suuf yal na la yàlla defal fan bu gudd amiin di nga fi nekk at yu bari te doo doon buur comme ni la yàlla defee président tey nii nga jiite Sénégal gépp dernier mot yow yaa koy wax lépp lu xew yow la ñu koy njëkk a yëgal sooy dem ñëpp dañuy taxaw nga jàll loolu président Diomaye su fekkee ni gudd nga fan te yal na la ko yàlla defal di nga fi toog at yu bari te dootoo ko doon dëgg la kon loolu jërul ñaaw président Abdou Diouf Senghor a modifié woon article le président Senghor moom modifié woon article 80 en 1980 boobu juddooguñu man mii di wax juddooguma jël réew mi jox ko boobaa léegi ñaataat la def Senghor joxe na réew mi 80 ba 2001 muy doo ko décédé kon am na ñaar fukki at doonul président président Abdou Diouf 80 lañ ko joxoon réew mi ba 2000 muy gouverner Sénégal pouvoir yi nga am tey yëpp mu nekkoon ci loxoom 2000 ba léegi mi ngi ci kaw suuf yàlla na yàlla guddal fanam doonul président président Abdoulaye Wade mi ko fa wuutu 2000 ba 2012 moo yoroon pouvoir yi nga yor yëpp tey jii nekkatul président def na fi fukki at ak ñett yoo xam ne ci kaw suuf doonul président depuis que Macky Sall nekk palais ba te fii ñu toog di wax yow yal na ko fi yàlla bàyyi moom it doonul président dëgg la kon Senghor def na ñaar fukki at ak benn doonul président Abdou Diouf a ngi ci 25 ans ba mu jógee ci président ak léegi yal na yokk Abdoulaye Wade ngi ci 13 ans Macky Sall a ngi ci 19 mois doonul président kon Diomaye après la présidence waaw jeex na kon Diomaye quelle que soit la situation présidence ak lu mu neex bis bu ma sa bopp bii dee ci xalaat ni danaa dund at yu bari ci kaw suuf bu ma yàlla mayee fan nu gudd te du ma doon président kon président kay jërul ñaaw loo xam ne dund nga ñeent fukki at ak ñeent doo koo doon te bu soo fan guddee da nga dundaat at yu bari te doo ko doon kon nekkul une fin en soi c'est éphémère donc kon loolu jërul ñaaw foofu laa lay interpeller li wax ne lépp lu lay jaxase kilifa gi la yàlla booleel ba nga ne ci bopp réew mi loolee na nga ko njëkk a bañ xaw ma su ma ko waxee yàlla bu muy offense au chef de l'État dama wax ni ñaari soxna yi nga am soo doon def loo xam ni ci sa coobare la te soo ko defee mën a tàggali ko kilifa gi la yàlla booleel ba nga nekk ca pale ba tey dañoo war a dajale seeni valise ñu la ñun boo defee loolu nun no abal la sa kër kon jàpp naa ne ngor loolu la laaj ndax ba ñu lay tànn kooku yi lay tànn bi mu lay tànn Diomaye ëpp du moo ñu dàq ta jàng ci réew mi de Diomaye ëpp fi taar ëpp fi CV gënuñu itam ak juddu donte yooyu yëpp lu ko baax la juddu bu baax la juddu jàng na nit la na nun considéré nañu ko ndax c'est le président de la République du Sénégal mais yooyu yëpp nag am na ñoo xam ne ëpp leen ko ci biir réew mi bu deew jàng sax ñu ko raw fuuf mi ngi ci réew mi kàllaama yi ñuy wax muy la langue officielle bu ko doon wax wala dara am na ñu ko dàqale fopp dàq koo prononcé Idrissa Seck buy wax tubaab day mel ni France la juddoo Moustapha Niasse buy wax tubaab dafay mel ni France la juddoo am xam-xam am expérience ci état nekk na candidat plusieurs fois il ne musula gagné Sénégal kon yàllaa la tànn waaye nag ci tànnee fi ki nga xam ni moo am xol bu yaa ni na la jiital kon bi mu lay tànn say naw lee ngi fi ñum bokkal a ngi fi ci bàyyi ñum bokkal a ngi fi ci ndey ñum xamee loon xame bu yàgg a ngi fi mu bàyyi ñooñu ñëpp tànn la ngir yàlla ak wóolu la kon lu yàgg-yàgg ci kaw suuf ngir yàlla trahison bi nit ñi di xalaat
wala wuute gi nit ñi di xalaat ba divergence am ba ngeen mën a tàggalikoo séparation bul nangu mukk loolu di jaare ci yow kooku moo doon Diomaye mu des keneen muy le président muy le premier ministre Ousmane Sonko yow it yaa tànnoon Diomaye kolore toujours laay jàngale bi nga koy tànn nit waroo ñu Diomaye ni ñu damaa tànn koo xam ne dama koy jox lii ngir su ëllëgee su ma ko soxlaa man cee jotaat ndax foofu yow it il faut nga jànge fi premier ministre moom li may wax mooy li nga war a jàng mooy ñu bari dañu jàpp ni bi ngay tànn Diomaye da nga koo tànn pour jàpp ni lépp lu newoon ci yow ci xam-xam mu ngi ci moom lu newoon ci yow ci gëm-gëm akuk mat ba mën a yor Sénégal mi ngi ci jëmm ji noonu nga ñu wane woon Diomaye ba tax ñu ni voteel leen Diomaye léegi nag am na nooy doxaleek moom wala nooy yàkkamtee mbir yi wala sax critique booy def ci moom nit ñi duñu gis ni yow ba ngay tànn Diomaye da nga koo tànnoon ngir jàpp ni mën naa yor waaye da nga koo tànnoon ngir dénk ko suñu jéggee li kii foqarti da ngeen a dem ba jub kuy foqarti nga bañ xam ni yow soo ko yoree ci sa loxo yëf yi daañu ko foqartee ci yow nga dénk naa ko dénk koo xam ne daañ jéggi kii foqarti ma doo koo nangoo ci loxoom loolu nag su boo prouvé loolu ba nit ñi xam ko su boobaa dana am lu mu yàq ci yow am lu mu la yàqal nga xam ko ak nga ñàkk koo xam parce que soit ni nga choisir Diomaye góor da nga koy choisir moromam waaye stratégie politique bu wéree ci nekkit loo xam ni journaliste yi sax malheureusement duñu ko faral di ko wax di wax loolu mooy lan mooy Diomaye Sonko bi muy tànn Diomaye même politiquement maanaam li ñuy tuddee yoonu politique da koo tànnloo woon nit faaw mu tànn nit parce que Karim Wade dafa ne faaw maay ne candidat ñu ni ko doo ko fi nekkee tànnul nit teewul élection am ñu fal keneen moom moo perte kan moo perte moom mi noonu mooy doon faaw président bi mu demee ba nga xam ne mënu koo doon bu tànnoon nit ku bu ko neexoon tànn koo xam ni amaana kooko dana ko jox cër wala dana ko jege wala dana ko déggal tànnul kenn ni jëmmam doo koy doon président ba élection da am élection am na bañ fal keneen en 2019 te moom nekkul président kon moom moo perte Khalifa Sall bi mu nee dafay nekk président ñu wutal ko ay ndëgg sarax moom itam tànnul kenn bi ñu demee ba élection jot élection am na tànnul kenn moom moo perte waaye élection am na ba ñu fal beneen président Ousmane Sonko def na lecture politique boobu mooy que ni su tànnuloon kenn élection dana am nit ñi moom dañuy voté ji parce que Sénégalais yi du ñu toog ni du ñu wutal réew mi njiit su la 2 millions ci nit ñi di la déggal ba demuñu voté ji 1 million bi voté ji ku ci am 51% dina ci falu te kon yeneen candidat yi fi nekk ndax wolof nee na ku amul ndey nàmp maam ñi fi nekkoon dañ leen di fal léegi am nga intelligence boobu xam ni faaw kon yow da nga tànn candidat parce que boo tànnul candidat li la taxoon a bañ a tànn candidat muy réew mi daañu ko jël jox ko yeneen loxo yoo xam ni doo am ci moom benn dogal kon ay raison politique ak dëggu politique de la moyenne faaw nga tànn nit nga tànn nit wan ko nit ñi ne mën naa yor lépp foogee bu ko sëkkatal bu ko yàkkamti yàlla dafa bëgg aw nit ñoo xam ne dañuy ànd ngir jëmmi suñ borom addina it foofu laay daa leen jox adduna it buy neex nga gis ñëpp Diomaye bu muy nekk Diomaye impôt domaine rek di romb ci mbedd mi il passé inaperçu kenn du yëg ni sax kii di jàll Diomaye la wala du Diomaye man sax xamoon Diomaye mu demandé woon man 2022 la message man 2023 la am na fu mu envoyé message mu bañ kaa répondre message tontu keroog mi ngi koy rappelé fa jeex na bi nga nekkee Diomaye boo xam ne nag booy dem ñëppay xam ni yaay dem dañuy téye ñëpp léegi tey ku ne la soxla mooy la olof jox ni lu sotti am borom nag du tax a fàtte fa nga jóge woon kon yéen ñaar ngir yàlla su ngeen defee loolu di ngeen ruus lu bari su ngeen defee loolu di ngeen sonal Sénégal yi il faut tey ma profité fenn wax leen ko leer la ñu waxtaane mooy ni kilifa yu xeex baaxut cim réew te loolu man bu ma koy bind li kii di def dama koy def damay toog di xalaat di bind boo demoon ci sama néeg ba fii ma ak yow nii damay toog léeg-léeg xalaat dara bind ko su jamono demee ba laaj ko loolu doonub téere ma def ko téere gis nga kilifa yu xeex baaxut cim réew te Sénégal yi sonn nañu Sénégal noonu nañu ati yàlla aw nit sax daañu bokk kër bokk jenn deret yàlla wuutee nitu àddina yi te nit mënut a bañ a far kenn ku ne am na fa far tax ba seeni diggante rattaxatul su ngeen fi delloo instauré waat fi li ñu tuddee divergence wala ngeen créé ko nit ñi continuer ci adversité boobu di ngeen solal Sénégal yi di ngeen solal seen bopp te bu boobaa kenn dootu gëm nit ci kaw suuf kon na ngeen delloo si seen xel xam ni nguur gii tax coow li di am nguur gi tax nit ñi kenn ku nekk am ñu lay raamal ñi lay raamal naan la moytul di wax xoolal diw ni mu lay xoole léeg-léeg ngeen nuyoo sax di reetaan taxut a ànd loolu ñu xamul rek bu fekkee ni da ngeen koy def te àndulee di da ngeen xam ni ñi yeewu moom daañu ko xam Sëñ Tuubaa nee na waazaril udwa in ra'ahu baasiman fa laysu yabdu naabahu is yaxdab
nee na na nga moytu sax sa noon bis bi nga ko gisee mu ree ndax gaynde balaa mën a fàdd bañam day feeñ c'est-à-dire reetaan sax taxut a juboo léeg-léeg ngeen def ay vidéo dajay kontante ak sa morom ree loolu taxut a juboo loolu signe la buy wan militants yi di ko bégee di ko partagé waaye juboo leen ngir yàlla juboo goo xam ne goog biir la fexe ba am ni ñuy tuddee entente consensus la ko tubaab di wax arab di wax ittifaax déggoo ci seen biir ci ni ngeen di doxalee ngir yàlla noppale ko Sénégal yi wala ko da nga am benn question waaw mooy xam nga sax arab day wax al xurru maalam yatakallam mu ne tant que waxagoo rek yaa moom sa bopp dëgg la mais soo xasee ba wax mu ne gor bu waxagul moomum boppam mais soo xasee ba diggaale la nga waxoon tant que jëfoo ko ba matala ko rek nekk ko gor dëgg la léegi mu bàyya muy jaayante lan la ci alxuraan wax jaayante boo ko xasee def moomoo sa bopp nit ki su xasee wax ni jaayante moom nesareem heure bu ko jullit defee rek moomoo sa bopp dëgg la maanaam soo xasee wax ni danaa def nangam wala jaayante naa nangam amatoo sax droit dellu loo tax saxaaba yi biñ ci bay'atu ridwaan bi ñuy jaayante ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi ne leen bis ni ki tey maa leen gënal seen jëmm ba ci seen waajur yi leen jur bis ni ki tey seeni alal ak seeni bakkan itam seen borom leen seen borom a ko moom moomatu leen ko mooy bu yàlla ne joxe leen seeni alal da ngeen di vider li ngeen am yëpp joxe ko ngir jëmm yàlla su yàlla laajee seen bakkan xam nga looloo tax ñu doon joxe seen bakkan laxat sahidu badran wa xaybara baadaha wa yawma hunaynin wa dimaa'u tusabbibu li gënoon a seer ci ñoom mooy dund nga ni tey nit su doon bëgg a dee yore milliard su médecin bi ñëwee ni ko mën naa traité li la dal ba doo ci faatoo waaye li nga yor yëpp nag da ma koy jox am na fu douleur bi toll ñàkk lim yor lépp te dellu ci sago moo koy gënal kon looloo lay wan ni nit li gën a seer ci moom mooy bakkanam jaayante soo ko xasee def yow moomatoo sa bopp may wax lenn nag adduna dafa jar di xam foofu laa bëggoon a dem avant course di dugal laaj bi adduna fa dafa am lu benn borom xam-xam bu mag waxoon ndax man damay liir rek mooy dafa wax ne xat yaskutul jurxu lakin yantiqul alamu même le blessure peut garder le silence mais c'est la douleur qui parle c'est-à-dire nit su amee lu koy metti metti bi ci boppam moom góom bi ci boppam mën naa noppi waaye metti bi dina manifesté wu léeg-léeg nga ni jàkk nit ni ko yow xanaa dara da lay metti doonte waxu ko yow di nga ko xam dina am ay signe waaw maanaam aw metti loo ko nëbb mook bànneexeyam loo ko nëbb nit dina xool sa xar kanam xam ko ci léeg-léeg nit di ci wax nii ci kilifa yi ngànk réew mi ñiy def politique tey ñoom rek kaba tax di wax ndax ñoom nag ñoo ñu sonal nag Sénégal dañoo jàpp en otage noonu depuis ay at te politiciens yi. te duñu jël vacances te ñu leen waroon a wax ni leen. am na ñu leen ëpp duñu jël vacances tuuti. am na ñu leen ëpp importance ci biir réew mi ba léegi nii li politiciens yi xamul mooy ni am na ñoo xam ne ñoo leen gën a silence ñoo leen gën a noppal nit ñi te ñooñu moo ne ñoo leen gën a utile ci société bi. ñooñu leen ëppal njëriñ askan wi fop malgré tout ça ñooñu kenn déggu leen. kenn àttewu leen. kenn xeexul ngir ñoom kenn faatuwu ci ngir ñoom te ñooñu leen ëpp njëriñ loolu tax dañoo waroon a noppalu. dëgg la de vacances noppal na. dama ci naa ci waxtaan benn jour. wax ak ñoom itam xamal leen ni àdduna foofu tamit fu ma ñor la xamal leen ni àdduna. dëgg la. nit ki du li muy dund tey. loolu mooy li ëpp njariñ ci moom. waaye fa muy mujj mooy fu ëpp njariñ ci moom. gis nga li ngay dund nii aw nit a ngi ko doon dund ci àdduna bi tey jii boo leen rombee boo mooy tudd yor lay sarxe jox la ko. tey jii nii ñu doonoon ministre barki démb jamono dem na mu jaay kenn bëggatula doon ministre. damay gis sax ci TikTok bi ni nekk ci ay toolam di bay naan ko ne ci lii moom xam naa benn rapport di la épingle. loolu mooy wane ni moom ñeewul ministre parce que moom jàpp na ni li mu nekk nii mi ngi ciy yëg boppam te kenn pamteewu ko kon li ngeen nekk sax daanaka du dara lu jël du dara lu jar yëkkati sa bopp delloo si leen seen xel sàmm seen diggante yi kàddu yi ngeen waxoon nit ñi duñ ci fàtte dara léeg-léeg nga gis ku ci wax dara ba jamono de mu bëgg koo dindi ba pare di jaay nit ñi am teg dañuy doon ko ne naan tekkal indi communication du ko bien sûr kóllëre ak sa askan aussi foo koy sàmmee bien sûr suñu politique yi aussi am nañ problème boobu dañuy wax dara nit ñi ba nit ñi xam ne nangam lañu waxoon comme nga ni ma coach bu neexee yàlla bi sàngam nangam lay sol coach ñëw lu ñuul coach ñëw sol lu xonq léegi li xonq coach di nga la indi lay waaw boo wane ni tey jii lu xonq lii mooy ñuul la mooy ñuul bu ñuy wax ñuul tey xonq coach moo loolu lañ xam loolu mooy dox ci xelu doomu aadama ñoo garaaw de xeetu lay yi ñuy teg garaaw de xam nga lu tax ñu garaaw mooy dafa dañ ñi ëpp ci société bi xeluwuñu dëgg la nañ ma baala ñi ëpp ci société bi mënuñu def analyse léeg-léeg da ngay gis ci politiciens yi nit di wane ni nangam da koo metti par exemple yow
opposant nga nekk pouvoir di def loo xam ni da ngay jàpp ni lii da ngay wane ci télé bi booy kaas man su jaasa ñoom dégg lay micro da ngay wane ni lii de la metti di ngay wax sax ba léeg-léeg ñu ni rangoo ñu ngi bëgg a génn alors que au fond loolu da laa neex safula sax nu mu la neexee mooy loolu su amul woon doo mën a wax bari na tey koo xam ne ku naan la Diomaye lii mu def normalul le premier ministre lii mu def normalul su loolu normaloon doo mën a wax su loolu normaloon ñu fàttali politiquement nga profité da nga faatu yow li nga naan normalul di ko metti lu au contraire loolu moo la neex sax yow kon nit ñi nañ gën a yeew waaye politiciens yi nañ ñu gën a respect nañ ñu gën a respecté Sénégalais yi nit ñi ay doomi aadama lañ comme ñoom billaahi ñoom ñëpp ci aadama lañ soxee ko nit ñi itam sonn nañu ngir ñoom lu ne daj nañu ko Sénégal ngir yàlla ak tànn njiit lu baax yu ñu mën a yërëm léegi nag li des mooy nan ñu yërëm ñu passé ngir yàlla point bi Sénégal taxaw parce que dañ mel ni ñaari Sénégal dafa mel ni ñaari dëkk ñoo taxaw peuple bi nekk ci diggante bi muy pouvoir ak opposition ñuy paasante bal bi ñun ñooy doon ballon bi ñu jël ñu duñu def comme bal ping pong te xam nga ne loolu vraiment war nañu dépasser foo xamante ni tey jii oustaz ci kóllëre dafa waroon na feeñ tey jii ba buñ la falee li ngay njëkk a def moom mooy ragal sax am yenn dépense yoo xamante ni yaa ngi koy def wala benn comportement booy def boo xamante ni tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo la fal dinañ commencé di am xel ñaar naan ah kii kat bañ ko falee ba léegi dafa soppeeku alors que loolu daanaka luñ ko jiital buñ leen falee rek ak askan bi liñ la dénk fàtte nañ ko ba ëllëg boo leen koy delloo nga delloo leen ko ak seen xel mu dal waxuma yow sa xel mu dal sax ñoom seen xel mu dal ñoom dañ laa joxoon seen alal bis boo leen koy wan ni leen lii ngeen ma joxoon la nga leen di wan na ca seen xel dal na nangu ni na seen xel nangu ni ñoom kat lii lañ la dénkoon ah oustaz ñoom boo leen di xool sax yenn saa sa xel du dal de sa xel du dal loolu li koy waral mooy ndax ñoom ba léegi les politiques dayoo bi ñu jox seen jëmm yi joxuñu ñu ko dëgg la te waa société bi xamuñu loolu ñoom Sénégal ngay gis nit nekk ci kaso bi ay at feebar de moom ci boppam ay mbokkam fu ne dem nañ fa dossier médical am yóbbu nañ ko wala ci table magistrat bi ko war a juger wala dara wan ko ni diw mii daa feebar kenn du lijjanti kooko ñu jàpp bis benn politicien ñu ni daa feebar ci saase ñu def ay pexe wane ni daa feebar prouver loolu ñu daal di koy may li ñuy tuddee liberté provisoire kon ñoom dafa mel ni sax dafa am Sénégal ñaari casquette moo am ñaari nit ñoo am nit koo xam ni il est considéré par la loi nit koo xam ni il est respecté par la loi maanaam jox nañ ko cër jox nañ ko akam ak yelleefam ak nit koo xam ni sax moom daanaka mi ngi aju ci ki koy àtte nu koy apprécier noonu la koy traité te loolu jaaduwul Sénégalais yëpp ñoo war a yem war na Sénégalais war dama def benn conclusion benn contribution rek waaw xam nga sànq dafa wax ba ne monsieur Ousmane Sonko premier ministre ak monsieur le président de la République amuñu droit seen diggante di yàqu dëgg la mu ne parce que espoir bi peuple bi porté ci ñoom mu ne bu yàqoo du yem si ñoom ñaar mais désespoir bi muy créé ci population bi fii ba ilaa ëb ba àdduna du tukki nit Sénégal dootul gëm nit yàgg naa ko amati yaakaar ci pouvoir bii nii bés bu loolu rek kenn dootul gëmati kenn waaw mu ne loolu rek même lu mën a am ñoom ñaar seen diggante il faut que mu nekk jaayante boo xam dañ koy dundal waxuñu sax ay résultats ci yor réew mais ñoom ñaar seen diggante day nekk symbole espoir tout un peuple. Coach Ndiawar merci beaucoup. Issa Diakité saa yi ñëw may intimité man dafa dem ba jël sama fit bi. dafa dem ba waaye naa il faut ma régler ko soxna mu noppi. waaw xam naa ne moo ko mayee soxna léegi mu bàyyi ne may intimité si plateau bi Coach. tey aussi nga ñëw indi lu am solo ci li nga xam ne moom moo di divorce yi ba tey ci crise bi ñu am ci société bi rek kóllëre fii éducation fii divorce bi aussi doy na waar. waaw xam nga Fatima. soo xoolee divorce yi succession la ci li ñu wax léegi rek. muy éducation bi ak kóllëre bi ki wax. bu éducation bi manqué kóllëre bi manqué forcément divorce da ciy topp kon boo xoolee tamit sax presque dafa am cohérence dañoo duggante ah. moo tax vraiment sa invité yi tamit. si ak sëñ Mbacke. vraiment ñoom ñaar aussi macha allah. xam nga Fatima divorcé fii Sénégal dafa nekk état bu metti dëgg la de. ci jigéen ñi. góor ñi sax peut-être ñoom amul problème mën nañ gaaw amaat soxna. mais ci jigéen ñi day def parfois benn choc psychologique. ndax da ngay nekk góor goo xam ne da lay fekk nga toog jàpp sa ñaam mu wax. dama laa bëgg dama laa nopp ba nga am confiance ci moom mu takk la yóbbu la. maltraité la fitnaan la sonal la ba mujj da ngay mujj ñaan baat. dem sa yoon. léegi soo xasee ba ñaan baat mën nga am njaboot. parfois njaboot gi soo leen bàyyee fi nga dem sëy. doo xam seen éducation nu muy demee mën nga leen yóbbaale
condition de vie est-ce que mën nga leen yor est-ce que am na fu ñu nekk sa kër est-ce que am nga moyen yoo éduquer sa njaboot parfois nga gis koo xam day divorce yaay divorce doom léegi charge boobu nga war a jël xale yi dafay metti parfois loolu moo fi bari moom mooy fase yaay fase doom doo topp wan say doom ginnaaw waaw seen yaay di leen yor waaw ba pare nga gis divorce parfois da ngay nekk sa kër sa waa kër sax ñoom ñi la waroon soutenir moralement jàppale la ñoom ñoo lay njëkk a xatal même ba ci say parents say yaay dañ lay wan ni vraiment ñoo bi mu fi ñëwaat neexuñu amoo fi place nangam doo mën a amaat benn confort bi waaw benn confort bi ak benn jovialité bi pour mën a dundaat bi ci des mooy même société bi ni ñu lay xoolee ki bëggul sëy bon dafay taxawaalu góor ñi aussi yàlla na ma yàlla baal bu ñu gisee jigéen bu divorce la ñuy wax waaye kii de divorce la mais doo ko jël doo ko tël ay wax ñaaw la ñuy wax ay xalaat ñaaw pour ñoom boo divorcé rek dañu la war a tëddee di la fooye léegi ñu xool am yërmande ci yow ñaanal la sax boo am borom kër wala pourquoi ñoom mënuñu la takk pourquoi ñu lay xoolee bëtu kii foofukaay lañ ko war a def yàlla na ma yàlla baal sax da ngay am ay tur ñu leen di utal ay foq benn ay foq ñaar am na ñaari doom ñett doom ay wax ñaaw yu ñuy jëmale ci ku jigéen bi ci des da ngay am sa sœur mu divorcé am ay doom ci biir kër gi ngay toog bëgg mu amaat jëkkër ju baax dem sëyi sa frère yow bëgg a takk benn divorce bu am ay doom nga ne ko kii dafa divorce lu tax nga koy takk te pourtant yow yaa nga bëgg sa sœur bi divorce ñu takk ko li nga paradoxe boobu mu nekk ay problème yu bëri yoo xam ni jigéen ñi divorcé yi dañ koy dund di dund stress di dund manque de moyen di dund benn souffrance boo xamante ni loolu lépp mënoon na ñàkk kon divorce dafa nekk loo xam ni dafa état bu triste la état bu métti bi la parfois aussi la peur aussi bi muy créer c'est la femme mooy est-ce que bu ma duggaatee ci góor la même chose du ma dalaat parce que ki ma divorceel lam ma waxoon la ma kii wax lam ma diggoon la ma kii di dig lam ma wanoon comme yaakaar li ki bees kii di ma woon est-ce que kon kii du ma trahiraat peur boobu mën a tax sax doo mën a duggaat parfois da ngay dégg sax ñu naan ay sëyaat dafa neex sëyaat neexul sax da ngay bañ a ñu wàññal la ay jëkkër c'est ça da ngay dem fay obligé toog du muñ di la métti parce que di la naqari ñu lay compter c'est vrai bëggoo ñu lay compter say jëkkër ju bees yi ngay amaat sax mën na nekk moo yées ku njëkk ga mais doo ci mën a génnaat dëgg la kon état la bu metti fii Sénégal nañ jàppale divorce yi nañ leen taxaw nañ leen assister soutenir leen moralement ku ci am sœur bu divorcé na nga ko jege lu mu bëgg na nga ko defal na nga ko soutenir moralement parce que loolu dañ koy soxla bi ci des mooy góor ñu aussi bët bu ñuy xoolee divorce yi nit ku divorcé nekkul nit ku bon nekkul nit ku gëmul boppam nekkul nit ku bëggul sëy xëy na yàlla moo tuddoon séparation wala xëy na góor gu ñu ko mayoon moo invivable moo mënul nekk kenn mënul nekkat mu dem yoonam kon bul jël toor bi yëpp teg ko ku jigéen ki moo tax tey ñu indi woon ko pour wane ni situation divorce dafa nekk lu metti loo xam ni dañ leen war a jàppale taxaw leen te bàyyi préjugé ak ni ñu leen stigmatiser loolu rafetul baaxul merci coach angle bi nga ko jëlee vraiment nit ñi bu ñu ko faral di jëlee loolu am na solo trop merci beaucoup en tout cas ñuy lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup Oustaz Mbacké amati na solo ñu bàyyi la nga tàggatoo acee jërëjëf ñun moom ay soldaaru xam-xam lañ heure boo leen ñu soxlaa rek incha allah ñëw ànd ak yéen mbégte la tamit di ñëw di ànd ak yéen maa ngi nuyu également sëñ Abdoulaye Ndiaye nga xam ni moom moo ma xamale ak yéen dëgg la moo tax mooy ñëw ci kër gi loolay kóllëre tamit Fatima tey jii dama fi bëggoon a indi sama benn mbokk daara Al Badri dëgg la xam naa dañ koy faral di dina ñëw beneen yoon incha allah mais beneen yoon incha allah ñu ngi koy xaar le vendredi prochain incha allah mu ñëw si plateau bi Mansour merci beaucoup semaine bi jeex na li nga wax am na solo waaye bëgguma kaa dégg. dëgg la excellent. merci beaucoup ba lundi incha allah. ñu lay ñaanal un excellent week-end. pour suñu jawaar aussi chaque jour nga ndeetu lu am solo. am na solo trop. yow moom dañ la war a tuddee avocat des femmes. c'est ça de. loolu dafa am solo ci ngay wax ni yu bëri. macha allah jigéen ñi moom war nañ ko defal. jigéen ñi amuñu problème dañ leen naxtaan rek amuñu benn problème. xamul tax man góor ñi sax. man du ma wax mënuma wax si ñoom. c'est que gis nga. arrijaalu xawaamuna ala nisaa boobu yàlla wax góor ñi yàlla bu demee ba wóolu góor ne ko dama la dénk loolu responsabilité gis nga góor bu toroxalee jigéen respecté wul jigéen yorul jigéen xanaa xam yàlla day rus danaan kii yaakaar bi ma am ci moom mu tas ko nii moo tax man awma lu may wax ak góor ñi parce que ñoom li ñu war a def yàlla wax na leen ko ba pare dëgg la kon man jigéen ñi laay waxal dëgg la merci beaucoup coach Ndiawar ñu lay retrouver semaine prochaine incha allah ngay ànd ak ñun presque toute la semaine si TMTC ak chaque jour thème boo ñëw rek bu indi rek mu gën a am solo que bii jàng di leen jaajëfal également waa côté régie Mamour Gueye moom ma fa toog ànd ak Moussa Diouf Issa Diakité moo taxaw fii léegi di ma
intimider di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bu rafet bi ak suñu programme fii ci Global Télévision xam leen ne seen kóol te moo ñu saga saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne dara teew ko mu aar ñu làq ñu fa yàq yeggul di leen ñaanal